salaamaaleykum internet enquête 221.com ñu ngi dellu si waat di leen nuyu ci seen beneen numéro enquête sur nag ñu ngi fii tey ci rond point bi nga xamante ne foofu la centre des œuvres universitaires bu Dakar nekk université Cheikh Anta Diop ngeen gën ko xam ñu ñëw nag gis ni université bi dafa am ay coppeeku yu bees bu ngeen xoolee ci xar kanam bi bu ngeen taxawee buntu bii ngeen gis ni ute naag buntu yi nga xamante ne moom moo fa nekkoon tey dugg bee génn bi ni mu yombee woon. Wax dëgg yàlla léegi defaraat nañ ko mu am ay soppeeku yu bëri yu ñu nemmeeku fii ci université bi nga xamante ne moom mooy le temple du savoir ñu ne nag dañuy ñëw fii dugg seet ñi nga xamante ne ñoom ñoo waral coppeeku yooyu noonu di kilifa yi jiite ko waaye tamit ñi nga xam ne moom mooy ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu daal di séq ak ñoom waxtaan laaj leen ni coppeeku yi demee ak ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ak li nga xam ne moom mooy seeni mbébét ak fa nga xam ne fa la ñu jëm sans plus tarder dañuy ànd ak yéen dugg ci biir université bi wan leen li nga xamante ne moom moo fi yees yëpp ak waxtaan bi ñuy séq ak njoñ ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk. maa ngi tudd Mame Bidji Sadji maa ngi étudiant à la faculté de droit fekkee lu bëri ci université fekkee naa réforme yi bi ñuy ñëw ñun réforme yi si suñ kaw la dal ñu ànd ak moom gunge ko ba tey jii ñu ngi fi encore nekk coordonnateur liste grise fac droit. nan nga gisee coppeeku yi nga xamante ne moom moo am fii si université bi. waaw donc buñ nee université dañ koy gën a yaatal mais dañuy wax soppeeku bi nga xamante ne am na ci COUD maanaam campus social fi nga xamante ne fa la étudiants yi di fanaan donc mu nekk loo xamante ne étudiants yi yàgg nañu xaar lu mel noonu ñuy remercier waale ki nga xamante ne moo ko def muy directeur général bi Ablaye Sow di ko wax que ne que li ñuy xaar ci moom mooy question yi nga xamante ne moo gën a am solo. Y a des questions urgentes maanaam yi yàkkamti yi nga xamante ne mënul xaar daal waxuñ lim def nag baaxul dañ ne lim def baax na rafet na waaye ñu ngi koy xaar ci lu mel ni tey ji mu jël calendrier universitaire bi ak calendrier campus bi méngale ko parce que toujours dañuy jànkonteeg problème yu mel noonu tey da ngay xool université bi tey étudiants yëpp ñëw nañ pour jàng amuñu fu ñuy dugg loolu problème la kon xar kanamu université bu rafetee te ñi ko war a yëg nekkuñu fi yaakaar naa loolu it problème la am na ay travaux yoo xamante ne tam des na ba tey mu gën a teg fitna ñi koy defar pour ñu gaawal liggéey bi ndax nit ñi dañ jógee Kédougou ñi jigee Ziguinchor pour que tey ñu mun a gis seen bopp ci seen li ñuy jàng pour ñu mun a jàng normalement kon tey ñu ngi koy ñaax mu gën a gaawal loxoom ci côté boobu te ci wàllu sécurité bi mu gën ci xarañ parce que li muy def nii amu fi woon ñu bëri daan nañ ko bugg mais ñemewuñ ko mais tey étudiants yi ñu ngi koy gunge ci loolu ndax mënoon nañ ko bañ mais dañ koy gunge ndax li muy def defalu ko boppam il fait son travail et il le fait pour nous il travaille pour nous moom ñun lañ ko fi tegal pour mu ñuy liggéeyal te lim ñuy liggéeyal nii yaakaar naa ne tey dañuy xaar mu yokk nombre sécurité bi na koy yokk na renforcer sécurité bi ba pavillon bu nekk mu teg ca ay sécurité yu doy couloir bu nekk am ay sécurité yu doy parce que da ngay gis nit ñi dañuy dajji seen néeg wala étudiant bu caabeem réer mu ñëw di dajji néeg te loolu du yoon mais buñ couloir bu nekk amee sécurité dina baax beneen bi ci des mooy am na pavillon yu bëri yoo xamante ne seen néeg yi amul ay extincteur te étudiants yi dañuy togg ci biir yor ay gaz yor ay affaires yoo xamante ne ñaanuñu ko yàlla mais bu ñu amoon jéeya tey balaa sapeur pompier di ñëw dinañ sonn lool na gën a yokk extincteurs yi ci yeneen pavillon yi donc loolu laa gis li nga xamante ne tey ci ay coppeeku bokkul nag ak li nga xamante ne moom mu ngi koy defal biir administration beneen bi ci des mooy yokk qualité lekk bi rek lekk bi ak naan bi na ko yokk donc ñun ci yooyu lañ koy xaar daal peinture rafet na dindi suuf rafet na saxal garab rafet na waaye ñun ñu ngi koy xaar ci yooyu. voilà beneen bi mooy yéen naka ngeen di contribuer ci lii mu def nii pour sàmm ko parce que nag dañu baaxoo di leen gis ne bu ngeen amee métti rek da ngeen di génn sànni xeer taal toj nan ngeen di contribuer pour sàmm lii. waaw sànni xeer taal toj loolu yaakaar naa depuis 2012 lañ ko gëj a gis étudiant du yàqal boppam depuis 2012 bi Diouf Sarr commencé kii dem bàyyee ko Cheikh Omar Anne université bi du yokku
amul dara loo xamante ne defar nañ ko fii ci université bi nit ñi di ci étudiants yi di ko yàq xeex bi kay ak toj bi moom ca biti la ak policiers yi loolu mënul ñàkk nag ndax ku bëgg ñu yëg la foog nga yëglu donc loolu moom yaakaar naa adage wu étudiant la xëy na peut-être kay dañuy wax niñ koy accompagner mooy indi na ko rafetlu nañ ko ñu ngi koy proposer que surveillance bi na nekk H24 parce que loolu lañ ko wax barki Dembo Ndiaye H24 te à partir de minuit nga nekk étudiant ak nekkoo étudiant boo wanewu sa carte doo fi dugg na gën a strict nag ñun ci loolu lañ koy xaar parce qu'il fait son travail lim fi def ñi ko fi jiitu woon def nañ ko Diouf Sarr dafa ñëw indi ay kiiwam teg dem Cheikh Omar Anne ñëw teg te ñooñu ñëpp bi ñu fi jógee ministre lañ nekk kon moom su ñëwee tey teg tam dañ koy ñaanal li nga xamante ne moom la bëgg mooy mbébétam yàlla def mu antu daal parce que ñun pare nañ pour accompagner bépp décision boo xamante ne baax na pour étudiants yi. maa ngi tudd Ndem Dieng ancien délégué ancien porte-parole du collectif des universités du Sénégal ci période réforme universitaire yi de 2011 à 2014 actuellement fonctionnaire au ministère des collectivités locales à la direction de l'aménagement du territoire. voilà ñu gis université bi nga xamante ne moom mooy temple du savoir mu am ay réformes yu bees maanaam ay defaraat mu soppi doxalin ci wàllu kanamu université bi ba boo duggee ci biir loolu waroon ñu ñëw fii tey pour ñu waxtaan ak yéen ci loolu pour nga ngeen gisee liggéey bi. nu ma ko gisee comme koo xam ni fi laa nekkoon parce que jóge naa fi mën na 4 ans mais fi laa def sama cursus bi ba pare sama étude universitaire avant ma dem liggéey nekkoon fi délégué jiite fee étudiant ñu am combat yu bëri yoo xam ne mën nañ ko fi am espace bi nu mu meloon ay jamono am tey nu mu mel c'est-à-dire que changement yi mu ngi commencé en réalité à partir de Diouf Sarr lu bëri moo ko fi defoon commencé woon na ko mais aujourd'hui le constat mooy que ni avec le nouveau directeur Abdoulaye Sow quand même le campus universitaire bi changé na visage gis nañ ni am na lu bees lu am ci l'éclairage am na lu bees lu am ci l'assainissement presque l'essentiel campus social bi def nañ koy pavage donc mi ngi méngoo daal ak campus yi nga xam ni presque boo demee Europe moom nga fay def parce que moi j'ai fréquenté des universités européennes gis naa ay campus xam naa ni tey UCAD campus social bi tey ni mu mel xaw na méngoo ak université yi nga xam ne ñoo nekk Europe te loolu liggéey bu am solo la boo xam ne dañ koy saluer ñun ñi nga xam ni lu ñu am fii lañ ko amee ay anciens université bi lañ fi lañ nekkoon xam li fi nekkoon ñëwaat fi am situation bu ñu fi fekk donc muy loo xam ne vraiment c'est une très bonne chose vraiment c'est à saluer et que di si féliciter le nouveau directeur du COUD nga xam ni apporté na ci loxoom taxawaay bu am solo ci doxalin université bi. yéen ngeen nekkoon ñoo xam ne yéen a fi nekkoon ba ngeen fi nekk lii amu fi woon tey gis ngeen am na fi mu nekk lu rafet lan ngeen di digal ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey te war a contribuer pour que lii kat ñu sàmm ko. li may digal ñi ngi fi nekk tey mooy que ne ñun bi ñu fi nekk c'était plus difficile non seulement bu dee restauration beeg yëpp gënoon na cher bu dee environnement bi melutoon nii tey ak ñi fi nekk tey ñoo gën la ay conditions d'étude c'est-à-dire que li leen di conseiller mooy les étudiants restent des étudiants di défendre intérêt étudiants yi parce que c'est leur mission mais aussi profiter ci conditions de vie yi fi nekk nga xam ne am na amélioration au niveau social ak environnemental pour que ñu mën a am résultat yu gën a baax. ñu xam ne université bi seen université la Sénégal amul lu ko féete kaw mooy la première université du Sénégal et mooy université boo xam ne aussi mooy symboliser Sénégal à l'étranger et partout dans le monde donc ñi fi nekk di leen conseiller ñu profiter ci situation bi calme bi fi nekk nga mën a toog tey dans le campus nga jàng ñun à l'époque on ne pouvait pas le faire tu étais obligé nga dem campus pédagogique nga jàngi donc déjà environnement bi normal na lu bëri normal na donc daal c'est une très bonne chose pour les étudiants yi nga xam ne ñoo nekk dans les universités publiques parce que loolu mooy renforcer l'enseignement public parce que enseignement public tey mooy sooklu Sénégal ñun ñëpp moo ñu permettre ñu arriver fi ñu nekk ñi jiite réew moo leen permettre ñu arriver fi ñu nekk donc ñu koy def dana gën a tax motiver waat les gens ñu retrouver dans les universités publiques gën ci jàng taxaw ci parce que day fekk ne ki ñu ko dénk rek mi ngi assumer la responsabilité et que wane na ni daal vraiment mi ngi jël en compte les préoccupations des étudiants. est-ce que ci seen gis-gis coppeeku yi doy na wala am na yeneen yoo xamante ne buñ ko defee dina gën. bon xam nga am na question yooyu mënuma ci dugg parce que campus social ñaari aspect la am logement la restauration puisque dew ma ci restaurant yi dugguma fa xaw ma ba xam qualité lekk bi nam demee woon ak léegi avant changement am na ci wala li fi newoon donc mënuma prononcer sur ça mais ci cadre de vie bi réfection pavillon yi construction nouveau pavillon yi capacité d'accueil des étudiants bi le pavage de l'espace du campus social environnemental yi l'éclairage bi fi am
calme bi fi am organisation bi ñuy def par rapport ak boutique yi loolu c'est une très bonne chose boo xam ni par rapport à l'avant tey la situation bi gën a nekk situation confortable. waaw man maa ngi tudd Khalifa Babacar Diagne di psychologue conseiller ci wàllu métier fii ci Kudd may liggéeyee nekk fi depuis début année 2000 yi man maay chefu département gestion cité universitaire ak vie estudiantine maanaam département bi nga xam ne moo yor dëkkuwaay nekkin dundin ak gunge étudiants yi ci seen wàllu jafe-jafe ci wàllu social. monsieur Dieng ci kudd boobu sax nga wax moom moo ñu yëkkati parce que dañu gis université Cheikh Anta Diop ñu gis ne dafa am kanam bu bees boo ñëwee taxaw ci bunt bi di nga ko remarqué ba ci boo duggee ci université bi duggin bi ak nekkin bi ci biir université bi ñu gis ne dafa am yu bëri yu ci yeesal ñuy naan est-ce que dañu mën a ñëwal ci loolu. waaw loolu je pense que ñëpp seetlu nañ ko que ni fii am na ay changement sunu bëgg-bëgg nekkoon ni étudiants yi bu fekkee ni dem nañ vacances bu ñu ñëwee fekk fii xar kanam bu bees soppeeku bees campus social bu wuuteeg bi ñu fi bàyyi woon bi ñuy dem olof day wax ni ku wal mburu tuddub dëkk loolu bu amee ay la yëwan li ko waral mooy bëgg-bëggu ak jëfu directeur Kudd bu bees mi fi nekk ñu tuddee ko Abdoulaye Sow moom moo ñëw bi mu ñëwee ñu ngi ko nommé ci bi année bi di waaj a jeex moom mu am ay ndaje yu bari yoo xam ne def na ko ak ay étudiants def ko ak ay kuréel yu fi nekk ci wàllu diine ci wàllu culture ci wàllu sport ci lépp yooyu yëpp bi mu ko defee saytu également dëkkuwaay étudiants yi ci la def li tubaab di wax diagnostic maanaam xayma boo xam ne bi mu ci jógee xam na moom feuille de route am maanaam li mu war a dawal fii pour changer espace universitaire bi mu jàpp ne sans mu perte temps dañu war a attaquer li jëm ci dëkkuwaayu étudiants yi parce que étudiants yi seen pavillon yi dafa amoon ay jafe-jafe yu bari ba ci seen wàllu jumtukaayu toilette yi moom mu def ay liggéey yu am solo sumb ko ñu rénover pavillon yi nekk ci cité universitaire bi yëpp rénover également restaurant yëpp yi nekk ci cité bi mais bi mu defee yooyu yëpp dafa ne am na beneen mbir boo xam ne nit ñi bàyyiwuñ ci xel mais buñ ko réglé wul rek yu bari ci yu ñu def ci effort day nax saay maanaam mooy wàllu sécurité bi mu gis ne fii ci université bi dugg beeg génn bi nu waaye neex la koy defee mu gis ne également am na ci sax ay duggukaay yoo xam ne amul woon bunt mu ne moom day tàmbale ñu def bunt fépp foo xam ne am na fu ñuy duggee wala fu ñuy génne ci cité bi ñu defee bunt yu dëgër yoo xam ne am na waxtu yoo xam ne il faut ñu tëj ko parce que université également bërëbu jàngukaay la du quartier maanaam bu ñu demee ba ay côté minuit yooyu day laaj képp koo xam ne yow doo étudiant wala amoo soxla ci université bi waratoo fee nekk donc ñu tëj bunt yi mais mu ne bu ñu ko tëjee également dañuy defaraat service sécurité bi organiser ko mu am ay pôle yoo xam ne dafa am ay surveillance am yoo xam ne ay brigade mobile lañ ba ci am ay pôle yoo xam ne wàllu renseignement la parce que dafa am solo ci wàllu sécurité bi moo tax képp koo xam ne yaa ngi dugg wala ngay génn ci université bi dinañ la laaj sa identité ñu xam yow yaay kan bu fekkee étudiant nga dugg bu fekkee également da nga bokk ci administration universitaire bi nga dugg bu dee ci jàngalekat yi nga dugg bu dee koo xam ne également sénégalais nga te ngay gëstu te yow ñëwoo fi pour def naka sudul noonu également dinañ la bàyyi nga dugg maanaam ñun daal sàmbaboo yi nga xam ne am nañ ay xel mu ñaaw ci ñoom par rapport ak li ñu fi war a def ci ñooñu moom duñ leen may ñu dugg ci université bi loolu également commencé nañ contrôle yi et gis nañ ni étudiants yi ñu ngi adhéré bu baax a baax yemale wuñ ko foofu dañ ne sécurité bi du contrôler rek bunt yi dugg beeg génn bi sécurité bi également am na ci biir moo tax ñi nga xam ne ñoom ngay fekk ci bunt bi ñoom ngay fekkaat ci buntu pavillon yi ñoom ngay fekkaat ci couloir yi ñuy contrôler ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg ko génn ci néegu étudiants yi parce que nit également mën na rëcc sécurité bi wala mu am pexe boo xam ne dina ko def dugg ci biir bu fekkee da nga contrôler ci biir kese fàtte yi ci da nga contrôler ci bunt bi kese fàtte yi ci biir pavillon étudiants yi mën na am jafe-jafe looloo tax ñu positionner ay éléments ci entrée pavillon yëpp positionner ay éléments
ci couloiru yenn pavillon yu mag yi xam nga fii am na ay pavillon yoo xam ne sécurité bi dafa jafe sama xel mi ngi dem ci pavillon A nga xam ne pavillon la boo xam ne pratiquement moo ëpp ci pavillon coude yi et que foofu boo ko bëggee contrôler il faut nga gérer couloir yëpp donc li xew daal mooy gis-gisu ak bëgg-bëgg directeur coude Ablaye Sow moom moo ñëw ne dafa bëgg a changer carrément condition de vie étudiants yi maanaam seen nekkin ak seen dundin et loolu li koy firndeel ma daanalee foofu mooy bi mu defaree campus bi yëpp nga xam ne bàyyiwul fenn ci peinture ci defaraat ci toilette ba ci jàkka ji man maa ngi soog a gis directeur COUD boo xam ne ci ay liggéeyam dafa recevoir waa jàkka ji boole ko ci mu boole ci jàkka ji mais mu ne man dama bëgg a changer carrément biir néegu étudiants yi et changer ko mooy lalu dénk yi nga xam ne moom lañ fay faral di gis ak matelas éponge yi il faut ñu dindi ko mais comme mënul tëb rek defandoo lépp mu ne mais damay commencer fi mu gën a jafe mooy pavillon A moo tax pavillon A boo fa demee dañu génne lalu dénk yëpp def fa ay lalu weñ superposé ba pare mu ne lalu weñ yi ay matelas orthopédique ñoom ñoo leen di gunge man ni maa ngi def ay gëstu yu bëri ci cité universitaire yi ci social université ci fii ci Sénégal mais maa ngi soog a gis campus social boo xam ne dañ fay def ay matelas orthopédique. xam naa monsieur Dieng ñu lay jaajëfal. ci leeral yi waaye nag ci bi ñuy njëkk indi si yeesal yooyu bu ñu ñëwee taxaw ci buntu université surtout ci côté peinture bi nga tudd sànq gis nañu ñu dessiné fa nataalu ki nga xam ne moom la ñu tuddee université bi muy nekk loo xamante ne nit ñi sax dañ rafetlu bi waaye nee nañ sax xaw naa yéex ndax kat université Cheikh Anta Diop ki ñu ko tuddee waroon nañu sax ku taxaw ci buntu bi buñ ko fa bindu sax boo xoolee dessin war koo xam. inspiration bi jóge waaw xam nga université Cheikh Anta Diop ñaari bànqaas la dafa am fu ñuy jàngale ak fu ñu dëkkale xale yi di leen gunge ci wàllu social ñaari bànqaas yi nag ñu bëri dañu leen di jaawale mais bokkuñu sax ay mission ñële dañuy jàngale ñii ñoom ñooy dëkkal di faj di dundal ci wàllu lekk ak yooyu ñun nag bànqaas boobu lañ ñu jagleel ñu bëri bu ñuy dugg ci bunt bi dañuy jàpp ne dugg nañ université Cheikh Anta Diop de Dakar fekk dugguñu université Cheikh Anta Diop de Dakar kudd lañ dugg suñu plaquette bi sax da ngay gis ñu bëri dañuy wax ni yéen lu tax defu leen université Cheikh Anta Diop de Dakar parce que établissement public bi moo demee noonu bu ñu nee kudd amul relation de subordination ak UCAD moo tax mënuñu ko def ci timbre bi nit ñi nag duñ ko comprendre noonu parce que nit ñi dañuy jaawale buntu université Cheikh Anta Diop de Dakar nga xam ne mi ngi ci corniche ouest mais enclavé trop naqaree dem ak buntu kudd centre des œuvres universitaires nga xam ne mi ngi ci avenue Cheikh Anta Diop fii yoon la rek booy jaarale ci këru jàmbur pour dem ca université Cheikh Anta Diop de Dakar mais comme étudiants yi ñun dañu leen di gunge te ñoom seen bëgg-bëgg nekkoon na Cheikh Anta Diop di fës ñun ñuy xalaat nan la ñuy def ba fësal Cheikh Anta Diop boo egsee rek ci buntu kudd moo tax boo seetloo ci Coupe d'Afrique bi am na ay dessins yu ñu defoon ci buntu bi ba defoon ci Cheikh Anta Diop mais dayo bi tollul woon ni bi nga xam ne moom lañ def ci pavillon A yàlla def nag ci étudiants yi bi ñu gisee suñu pas-pas mu am ci ñoo xam ne di ci cité koo xam ne mi ngi tudd Ousmane Diémé moom mu nekk étudiant fii ba pare nekk Beaux-Arts ñoom ñu gis ñun suñu pas-pas ñu ne ñu mais ñun mën lañ leen proposer defal leen nataalu Cheikh Anta Diop bu mag a mag a mag ñoom ñu xalaat bi après dinaa la ko wan sama portable defar maquette bi envoyé ko directeur ñun ñu xool ko partagé ko jàpp ne lii kat lu baax la parce que Cheikh Anta Diop ñun dañu jàpp ne dañ ko war a fësal doomu Sénégal la boo xam ne xalaatam ak xam-xamam dafa law ci àdduna ñun ñu gëm ne am na ci loo xam ne tant que réussiruñ ko fii ci Sénégal rawatina fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar tant que lawaluñ ko dugal ko ci bopp xale yi du ñu mën a am développement mooy li tudd tabaab wax pédagogie de l'exemple mooy wutal xale yi ay royukaay Cheikh Anta Diop nag mu nekkoon koo xam ne dafa nekk parrain université bi paradoxe bi mais xale yu bëri xamuñu ko ñu ne kii kat il faut que ñu xamle ko ba ku ñëw ci université bi booy dugg rek di nga xam ne kii de borom kër gi Cheikh Anta Diop la jëluñu ko parce que da doon politique gu leneen jëluñu ko parce que da doon foo wala leneen dañ ko jël parce que ci xam-xamam parce que fii nekk ay la yëwan loo fi mënta wax waaye ju fi ñëw rek li mu fi wut si mooy xam-xam nag du ay pàcc-pàcc xam-xam lu law la ci àdduna loo xam ne ñëpp dañ koy bokk moo tax ñuy fàttali étudiants yi di fàttali sénégalais yi que kii kat
boo gisee ñu tuddee ko université bi bi mu génnee àdduna 86 c'est parce que xam-xamam dafa law et bëgg nañ ndaw yi xam ko ñu joxe ko comme exemple bëgguñu sax yem foofu le 7 février moom mooy anniversaire u génn àddunaam dinañ fi organiser conférence bu mag a mag boo xam ne dañuy rendre hommage Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop bi daal pour gàttal li ko waral mooy ñun suñu bëgg-bëgg jox étudiants yi li ñu tuddee pédagogie de l'exemple maanaam royukaay bu rafet suñu bëgg-bëgg mooy comme fii du buntu université te mënuñu fa woon def ci plaquette bi avenue Cheikh Anta Diop ñu def fa photo nga xam ne moom moo gën a fort sax ay bindu tubaab nataal moo gën a fort bindu tubaab suñu bëgg-bëgg également mooy ni fii ci université bi gars yi xam ne milieu la boo xam ne am na beneen vocation boo xam ne ci wàllu tourisme ak lépp parce que ñu bëri dañ fiy ñëw ñooñu bu ñuy ñëw ci Sénégal sawar bu ñu dugg see rek dinañ xam ne fii université Cheikh Anta Diop de Dakar la dina indi réew mi lu baree bari ci gafagaam. incha allah beneen bi tamit fii nekk bërëbu jàngukaayu xam-xam ni nga ko waxee mu nekk bërëb boo xam ne ku fi dugg xam-xam nga fi taataan. dëgg ñu gis loo xamante ne xëy na rafetlu wuñ ko mooy jaaykat yi nekk ci alentour bi est-ce que am na ay dispositions yoo xam ne jël ngeen ko pour que kat ñoom dootuñu enclavé li nga xamante ne moom mooy bërëb bi. waaw xam nga loolu également bëgg nañ ci jublu parce que dafa am benn jafe-jafe bu ci nekk boo seetloo fi nga xam ne moo nekk ci buntu kudd kenn jaayatu fa parce que njëkkoon na am benn déguerpissement année 2013 parce que professeur Sayers ak communauté universitaire bi ñoom ñoo daje woon man maa teewaloon directeur kudd jour boobu bi ñu koy def mooy ci veillu élection 2014 yi pour déguerpir ñi fi nekkoon ñëpp parce que boo seetloo am na sax ay cantines yoo xam ne dañ leen defaloon carrément en dur ci buntu université bi ak couloir de la mort léegi ñu déguerpir leen ne université seen sécurité nay gérer couloir de la mort ñun kudd suñu sécurité nay gérer devanture bi mu amoon lu ci naxas tuuti ci année yi passé mais bi directeur kudd bu bees bi ñëwee Ablaye Sow moom ci action yi mu njëkk a def mooy da leen déguerpir parce que bi mu ñëwee rek dañ ko ni ñii amuñu droit nekk fi am na texte boo xam ne dafa ne ñii bu ñu fi nekkati ñun ñu am ci accord ak commune de Dakar ak commune Fann Point E léegi nag jafe-jafe bi am mooy wàll bi nga xam ne dafa féete école nationale développement sanitaire et social ENDSS nga xam ne bokkul ci kudd boo seetloo ñi ngay wax nekkuñu sax ci buntu université buntu kudd mais ñu ngi nekk ci buntu ENDSS mais dañ leen déguerpir ñu ñëwaat suñu sécurité sax am na moment boo xam ne bëggoon na dem ba foofu mais comme du seen compétence ñu ne nañ ci waxtaan ak commissaire Point E waxtaan si également ak directeur ENDS bi man directeur jox na ma sañ-sañ boo xam ne dinaa sol sama dàll dem seeti directeur ENDS bi waxtaan seeg moom xool nan la ñuy boolee ñun suñu sécurité ñun moom ak commissaire Point E pour ñu gunge ñu pour ñu dindi ñu nekk foofu parce que foofu dañ ko defar ba mu rafet ba def fa sax ay pot de fleur yoo xam ne dañ ko bëgg a embellir rafetul ay commerçant ñëw man bu may jaar damay am xol bu naqari parce que damay gis ne sax pot de fleur yi ñu fa def ñoom dañ ko muur et bu yàggee mu yàqu jaayukaay nag kenn terewu ko xam nga fii Sénégal dafa bëri ay manipulation da ngay wax benn sénégalais mu naan la damay daan sama doole non réew mi gis nga bu ñu ko bëggee defar du ñu ragal ku ñu ŋàññi décision bu ñu war a jël rek dañ ko war a jël am na ay bërëb yoo xam ne dañ ko jagleel jaay am bërëb yoo xam ne dañ ko jagleel nit di fa dox même citoyen tout court yi dañu war a am trottoir boo xam ne dañ ciy dox fii université moo gën a rëy ci Sénégal nit ñu bëri di fi ñëw foofu nekk foo xam ne car yu bëri dañuy jëlee étudiants yi un peu partout à Dakar et au Sénégal di leen indi ñuy wàcc foofu pour war a mën a circuler dañu war a circuler librement moo tax ñun suñu kéemtulaay kàttan dinañ ko def pour waxtaan ak ñi jiite école nationale développement santé et social nga xam ne bokkul ci université ministère de la santé la bokk pour en fait ñu jëlee fa ña fa nekk foofu mel ni mu meloon ni ko ministre bi Fofana bëggee moom mi defoon déguerpissement bi ci anam yooyu. xam naa monsieur Diagne question bi ñuy mujjee. waaw mooy est-ce que tey yeesal yi ngeen def boole ngeen ci étudiants yi waxtaan ak ñoom pour que tamit ñu sàmm ko ndax kat ko étudiants yi dañ leen wax baaxoo bu ñu amee lu leen naqare rek dañuy génn ñaxtu yàq est-ce que jokkalee ngeen ak ñoom pour que càmm gi ci yeesal yi. waaw loolu lu am solo la d'ailleurs am na sa naataango boo xam ne defaloon na ma lu mel nii bi ma waxee yow lan mooy sa kàddu gu mujj sama xel ci loolu la demoon loolu laa ko wax parce que tamit ay la yoon ñun effort yi ñuy def yëpp bu fekkee ni étudiants yi ñoom adhéré wuñ maanaam
ñu jël li ñu def jàpp ne ñoom ñoo ko moom parce que directeur COUD fanaanul biir cité universitaire man fanaanuma fi ñun également nekkuñu fi moomuñu cité universitaire bi Sénégal moo ñu ko dénk rek ñu nekk jëwriñ yi mais étudiants yi ñoom ñoo ko moom bu rafetee seen université la bu baaxee seen université man mënuma d'accord yow ngay bëgg a ñaxtu pour ñu lay defaral nit ñi di la defaral yow nga bëgg a yàq moo tax ñoom ñu ci bëri ñu ngi gis ne ñu ngi gunge avant ñuy def lii également am nañ ay waxtaan yu bëri parce que directeur COUD amul kuréel gu mu rencontré wul même jaaykat yi fiy nekk rencontré na leen pour am seen xalaat ci ni ñu gisee université bi ab mu échanger ak ñoom ci moom li mu bëgg a def boobu ba léegi nag gis naa ni li ëpp ci étudiants yi ñu ngi ciy gunge am na yu bëri yoo xam ne vraiment ñu ngi ciy jàpp Cheikh Anta Diop bi li ko indi mooy ci Coupe d'Afrique bi ñun dañ defaroon dessin ba pare ci buntu bi defaroon Cheikh Anta Diop ci kanam bi ñu defaree Cheikh Anta Diop ci kanam étudiants yi gis ñuy def lii am kenn ci ñoom koo xam ne moom dafa bokk seen kuréelu ndongo yi mais dafa nekk également Beaux-Arts moom mu gis ko moom moo am bokk ci ñi am xalaat proposé ñu defar Cheikh Anta Diop bi ne ñun dañ ci suñu contribution la ça veut dire que étudiants yi am na ci ñoo xam ne ñu ëpp ci ñoom sax ñoom ñu ngi adhéré ñu ngi gunge ñu leen di wax nag ñu sàmm yiñ fi def defaraat nañ peinture yi defaraat nañ néeg yi defaraat nañ espace vert yi seen banc public parce que du étudiants yi dañu war a nekk rek seen biir néeg ñoom parfois dañuy génn war a féexlu indi ay matelas yoo xam ne matelas orthopédique la yoo xam ne vraiment sénégalais yu bëri amuñu ko loolu bu ñu ko defee dañu war a considérer effort u Sénégal xam ne jàng yàggul kuy jàng nag du ñàkk parfois fii Sénégal la dëkk bu nekk en développement la boo comparé étudiant bi nga xam ne ndaw la ak beneen ndaw mi toll am atam nga xam ne nekkul étudiant nga comparé ñoom nekkee mi ngi wax waxu bourse mi ngi wax waxu dem restaurant boo xam ne bés bi yëpp 250 rek bu ko amee mu añ reer ndékki kële am jafe-jafe yooyu yëpp war na xam ne kat sama réew mi ngi def ay effort yooyu nag ñoom dañ ci war a góorgóorlu ñun ñii nekk fi directeur COUD bi fii la jàngee conditions yi mu doon jàngee moom daf ko bëgg a changer man mi fii laa amee sama master sama maîtrise sama diplôme psychologie di fi def sama thèse de doctorat donc ñu nekk ay sénégalais yoo xam ne jógewuñ France jógewuñ fenn ñu xam ne bëgg-bëgg bi ñun ñoo ko bokk li ñu bëgg mooy suñuy ndaw am conditions yi gën pour réussir développer réew mi ëllëg parce que ñoom ñooy yor réew mi ëllëg et misaal bi foofu laay jeexale mooy président Macky Sall bi nga xam ne moo gën a kawe fii la jàngee nekkoon ci conditions yi ñu nekkoon. ñu lay jaajëfal. man maa leen di gërëm di leen sant di am mbégte ak kontaante nekkoon koo xam ne ganu enquête 221 la di leen encourager bu baax a baax 221 moom ku ko wax rek sa xel dem ci Sénégal parce que mooy sunu indicateur mooy sunu indicatif donc di leen encourager également di rafetlu émission yi nga xam ne dinaa gis nga koy def ci télé yi je pense que am na ay émissions yu mooy seetaan ci Mourchid TV ak ci Sen TV nga fay def lu am solo sànq maa ngi lay wax ni émission yi dama koy seetaan parce que dafa ma intéressé sama domaine la yàlla dafa def ma nekk psychologue conseiller ba pare di def une thèse de doctorat en politique sociale ce qui fait que lépp lu jëm ci société sénégalaise rek dama koy seetaan di la gërëm di la remercier bu baax di la encourager. internet enquête 221.com ñu ngi leen di jaajëfal lii lañ leen jëlee loon fii ci centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru ngeen gën ko xam ci Cheikh Anta Diop moom la ñu ñëwoon nii defal leen ci enquête bi gis nañu ki nga xamante ne moom moo yor wàllu soppeeku yi gis étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey ñu leen di jaajëfal di leen dig daje beneen ci beneen sujet ak beneen enquête fii si enquête 221.com jërë ngeen jëf.